salaamaaleykum mbokku téléspectateur Sen TV seen serviteur Clédor Sène moo dellu si waat ak yéen ci seen émission sàmm li ñu bokk pour àggaleeg yéen waxtaan bi ñu sumboon ci or bi ay bés bu ñu génn fas yéene continuer leeral gi ñu leen ci doon jox. Clédor ni ñu ko waxee woon ñaareelu numéro ci li nga xam ne moom mooy or bi tey mu bëri scandale yoo xam ne wax nga ne mi ngi amoon atu 1984 te boobu ba tey mi ngi wëy xanaa Sénégal dafa amul contrôle boo xamante ne dinañ ko def ci lu jëm ci wàllu or. waaw dëgg la parce que Sénégal ci wàllum production or contrôle état bi daf ci mës a des parce que exploitant yi. dañ leen di permettre ñu am ay avions. Ousmane Anne bi ñu doon wax ni moom moo yoroon Eximcor par exemple. donc contrôle pour ñëwaat ci sa question bi musul am ci wàllu état bi ba 2009 parce que Sabodala di ngeen yéemu lu day ni or nga xam ni alal direct la musul am agent des douanes antenne douane bu nekk Sabodala pour saytul ñu ñun pour contrôler ñu non soldat de l'économie li nga xam ni mooy jëm ci suñu économie muy or. te loolu c'était fait à dessein à volonté il a fallu Ablaye Wade ñëw 2000 2003 2004 ba 2009 directeur des douanes doog a jël circulaire bi ngeen di gis nii pour ñu créer benn antenne benn bureau des douanes au Sénégal pour muy saytu or bi pour mu am commission de levée commission de pesée certification yeeg contrôle bi ci war a def yi bi ñu ci war a def yëpp ñu def ko te ñaari douanier kese ñoo koy def. benn bi nekk à la mine de Sabodala benn bi nekk aéroport Dakar Yoff. un nombre insuffisant donc. insuffisant parce que bu fekkee ni suñu alal lu toll ni or nga xam ne ay tonnes la ñuy produire actuellement ni on produit des tonnes d'or par an ces tonnes d'or là bu fekkee ni ñaari agent ñoo yore contrôle bi kenn nekk Sabodala kenn nekk aéroport fii dafay indi problème de transparence déjà parce que ñooñu doyuñu pour saytu. surtout que ki nekk Sabodala mooy accompagner cargaison bi buy ñëw Dakar donc ñooy def certification yeeg contrôle yeeg yooyu yëpp te dafa ci am aspect boo xam ne boo liiree circulaire bi dafa doy waar kon ba 2009 ñu ngi wax il sera mis en place une antenne danañu taxawal benn bureau douane Sabodala ak Dakar Yoff pour saytu suñu or. loolu def ñu ko woon sax en 2009 projet la woon dañu ni danañ ko def kon kañ lañ ko def man sax xaw ma kañ lañ ko def xaw ma ndax opérationnel na mais yaakaar naa ni ci diggante bi xanaa opérationnel na donc nañ leen ci indil ay tontu yu gën a leer donc loolu dafa indi benn càggante ci nañuy saytoo ak ni ñuy yoree suñu alal parce que aérodrome dafa am ci mine bi nga xam ne nit ñi mën nañu embarquer même Ousmane Anne dafa amoon avion bu jóge ci mine bi ñu autoriser ko parce que avion da ngay am autorisation de vol ak yëpp da ngay joxe sa feuille de sa plan de vol ak yëpp fi nga jëm boo doo ñëw rek jóg donc contrôle état dafa war a exercer wu ci lépp loo xam ne suñu ay ressources naturelles la rawatina or bi donc gis ngeen bi ñu toxalee aéroport bi sax amoon na lu déréglé woon ci machine bi parce que décembre passé ñu ngi jàpp 540 kilos d'or la ñu jàpp aéroport Diass bi ba muy doog a tijji te loolu li dul toxu rek moo tax ñu jàpp loolu mais dootu leen ci dégg benn coow yéen a ngi déggoon ngeen ci jamono yooyu tamit quelque temps après am na benn douanier bu ñu fi rey fii Kër Massar déggati ngeen lu ci jëm kenn waxatu ci te ñooñu kaw douanier boobu ñoom ñoo nekkoon ci piste bi di contrôler ñoom ñooy contrôler ci piste bi ci piste aéroport bi donc lan la jotee or boobu enquête bi de toute façon war nañu indil ay leeral parce que dëkk dafa am nu mu war a doxee kon loolu firnde la pour wane ni suñu or suñu alal mu ngi dem ci yeneen anam yu bokkul ak ay bateau yu ñuy teg loxo comme mbirum gangster mais fi mu nekk nii dafa am yeneen méthode yu ñuy tegee loxo suñu alal yoo xam ne ci suñu prochain numéro yi dinañ ci ñëw benn par benn yii ci contrat waaw yii. Sabodala bi ngay wax ne dafa am aérodrome. donc ay avion dañu fay jóge yàpp or te duñu ko saytu. loolu nga xalaat. loolu moo am xalaatuma ko loolu lu am la. loolu am nañu image yu aérodrome nu mu tudd ci Sabodala ñoom mën nañu décoller seen aéronef
kon aérodrome bi nga xamante ne moom moo nekk ci Sabadola am na ay avion yoo xamante ne dañu fay jóge di dem te kenn du ko saytu. waaw parce que ba 2009 amul poste de douane te avions yi ñu ngi fay décoller tout le temps kon ñun suñu alal xamuñu sax fu mu jëm tout le temps ay aéronef yaa ngi ñëw même bu ñu amee ay employés yu jóge Australie parce que souvent australiens yi ñooy wala Afrique du Sud mais bu ñu jógee aéroport Dakar dañ leen di transporter directement ci seen ay avions ñu ñëw ba ci mine bi parce que mine yi ci ay zones yu inaccessible lay nekk ci ay àll ak yooyu donc ñun dafay étendre ci ay kilomètres carrés ay plusieurs kilomètres carrés donc loolu yaatu na yaatuwaay boo xam ni mais Sénégal amul sax moyen wu contrôler li fay xew donc no man's land la boo xam ne nan la fooy la koo xam ne li ciy xew mënuñu ko xam donc fu avion di ñëw ci fu am or ça veut dire que day yëpp or bi di dem loolu c'est évident donc loolu bokkul ak la ñuy déclarer gouvernement Sénégal parce que dañuy déclarer gouvernement Sénégal ni 6 tonnes la ñuy exploiter at bu nekk maanaam 6000 kilos donc te am na yeneen minerais yu bees yeneen permis yu bees yu ñu joxe yoo xam ne seen production day ñëw dolleeku ci li ñuy dugal ci patrimoine du Sénégal mais loolu yëpp doon na baax suñu autorités yi jox ñu mandargaam ci budget bi maanaam li or bi di dugal ñun duñ ko gis duñ ko xam te or alal direct la soxlawul ñu koy dugal usine di ko transformer à l'état brut alal direct la ci jamono ji nga xam ne ñu ngi waxu monnaie communautaire génn ci CFA bi xaalis or moo koy garanti or valeur refuge la te Sénégal am na or Mali am na or Sierra Leone am na or Guinée am na or Ghana am na or dëkku Afrique yëpp am na or donc dañu war a yeewu ci li ñu am ñu jëriñoo ko frappé ci suñu monnaie wala garanti ci suñu économie plutôt que décider ni 90% bi tubaab bi moo ko moom 10% bi ñun ñoo ko moom te sax ca jamonoy Senghor jamonoy BRGM ci njëlbeenu or bi ñun 49% la ñu amoon France am 51% parce que ñoom dañu ni ñoom ñoo war a jiite conseil d'administration parce que ñoo investir ñu nangul leen loolu ca gannaaw ko la ñu dem ba ci jamonoy Abdou Diouf bi feeru Sénégal oriental feeñee ñu ni léegi dañuy xoolaat terme de rechange ñun ñu am 65% ñoom ñu am tubaab bi plutôt am 65% Sénégal am 35% ci jamonoy Senghor la commencé maa ngi jégalu jamonoy Abdou Diouf la 10% yi commencé ci jamonoy Senghor la ñu njëkk a wàññi li ñuy am ñu jóge ci 49 am 35 Senghor doon ko jooy naan la détérioration des termes de l'échange kooku lu Senghor génnee la woon slogan bu Senghor génnee la woon doon ko baamu pour ñaawlu pour naqarlu déséquilibre bi am ci ni ñuy séddoo suñu alal ñun 35% tubaab bi 65% Senghor da ko doon mettetu Abdou Diouf ñëw nangu 10% Ablaye Wade ñëw bàyyi ko fi Macky Sall ñëw bàyyi ko fi loolu moo fi nekk ba léegi loolu moo war a dañ Afrique yëpp parce que dañuy uniformiser suñu ay codes miniers ak suñu ay codes pétroliers au niveau de l'UEMOA kon fi mu nekk nii alalu Sénégal bokk na ci or parce que ci gannaaw gi joxe nañu ci jamonoy Macky Sall ni ak jamonoy Ablaye Wade boo ko boolee li ñu ci joxe ëpp na 35 permis yu bees yoo xam ne yu ci ëpp ay concession la concession mooy moomeel lii sama moomeel la bàyyee naa la ko yow yaa ko moom mën nga ko jaay mën nga ko tayle mën nga ko hypothéquer mën nga ci def lu nekk yow yaa ko moom Sénégal moom ko yow yaa ko moom donc am na 35 concessions yoo xam ne signé nañ ko ci or bi parce que dañ toll ci jamono joo xam ne xarala yi saytu matières premières yi dafa gën a xarañ léegi li am ci or romb na Sabodala ñu ngi ci Xosanto Massawa Kérékounda Masato surtout Masato li fa nekk ci or du jeex Massawa li fa nekk ci or du jeex ak Mako tamit li fa nekk ci or du jeex donc ci suñu émission yi ñëw dinañ leen ko leeralal benn par benn mu gën a leer seen xel ngeen xam vraiment ni Sénégal yàlla wàccoo na ak moom ci alal jox nañu am donte tubaab bi la jox xam-xam